man la Sidi Lamine Ndoye maa yore chargé de communication comité de lutte bi nga xamante ni syndicat yi nekk ci département bi yëpp ñoom ñoo ko teg sur place en même temps aussi ma nekk représentant du personnel au conseil d'administration de l'hôpital donc tey jii nii heure bi normalement daf ñoo waroon a fekk ñu def marche à Thiès marche bi nag marche nationale la boo xamante ne nii ànd gësëm moo ko def ànd gësëm ñu koy wax SUTSAS ak FDTS FGTS ak yeneen juróomi syndicat wante yëg ngeen ni marche boobu préfet bu Thiès wala ñun gouverneur bu Thiès daf ko interdire motif bi mu wax nee na menace réelle de l'ordre public ñun sax dañ ci ree ba dee quoi parce que en fait ay blouse blanche ñu sol ay blouse yu weex tal sañse ba rafet góor ñu sol seen mbaxana ñu siire seen dàll defe naa ñooñu juguñu pour menacer ordre public bi mais nag comme ñun ay républicain lañu dañoo accepter interdiction bi musul nekk suñu xel sax ñu taxaw foofu naan dañuy marche par force mais dañu gëm ni beneen yoon incha allah dinañ marche maintenant li si gën a am solo mooy que ni marche boobu comme amul ñu convier tey nit ñi ñu def sitting ak point de presse wax ak askan wi di naqarlu rek li xewaat bërki démb ñu jël ci ñun ki nga xamante ni dana ànd ak ñun di liggéey ñu koy wax Fodé Dione yokk ko ci ñi ñu jàpp mu doon ñett loolu nag duñu loo xamante ni day tax ñu dellu ginnaaw ndax jàpp Fodé bi day gën a yokk sunu pas-pas ci xeex bi parce que tant que kenn ci ñoom ña nga fële ca kaso ba liggéey bi ni mu war a doxee du ko doxee liggéey bi moom tant que kenn ci ñoom ñu ngi ko teg loxo li mu war a doxee du ko doxee ñun nag ay républicain lañu ay légaliste lañu dañoo gëm yoonu réew mi mais ci dossier bi li ñu gis doyul suñu xel ndax muy Awa muy Kumba muy Fodé kenn ci moom tabaxul hôpital bi kenn ci ñoom financé wu ko kenn ci ñoom am nga ci responsabilité ci li am na ay événements yu catastrophiques yu am ci réew mi ñun ñëpp ñu koy fàttaliku mais amu ci benn événement boo xam dañoo xëy rek dugg ci benn bërëb rek di jàpp bateau le Joola mi ngi fi explosion gaz ba amoon Sonacos mi ngi fi ak leneen la ñuy def léegi jëmee ko ci blouse blanche yi ñi nga xam dañuy liggéey santé mu mel ni dafa doon léegi bu affaire bu bees bu dara amee rek ñu dem jàpp ñoo fay liggéey directement jàpp leen donc ñun ay doomi Tiwaawan lañu bi ñu toogee ba suñu biir ñu waxtaan yàlla xam na ni bu ñu sañoon hôpital bi dox ndax ñi fi ñëw suñuy mbokk lañu mais nag ci li ñuy liggéey dong lañ mën a gréver ci li ñuy liggéey ci la ñuy gréver incha allah ndax ñun ci hôpital la ñuy liggéey kon bu ñuy grève ci hôpital bi lañ koy defee enseignant bi grève day génne xale yi ca classe ba mu nekk Sénélec buy grève day génn Sénélec courant ba coupé Sonatel buy grève noonu lay def téléphone du dox barki dem chauffeur yi bi ñu grévé dañoo arrêté seeni oto waaw lan moo tax ñun heure bu ñu grévé mu am ñuy jug naan waruñoo grève parce que ceci waaw kon ñun suñu grévé la kon ñun bu ñu bëggee grève kon nan la ñuy def ñun lu dul arrêté mais ci biir arrêt bi yëpp dañoo responsable parce que amul benn yoon boo xamante ni nii dañoo tëj urgence bi ak respect service minimum bi loolu moom dafa mus a am ndaxte ay responsable lañu beneen bi tamit mooy que ni fi ñuy grève dañ koo teg ndax ñun dañoo bokk ci ay syndicat ni justice amee doole am yoon jëlee ko ci code pénal wala mu jëlee ko ci constitution ñun tamit noonu la ñu amee ay droit ci syndicat jëlee ko ci code travail ak constitution deuxièmement mooy que ni d'accord nañu waxtaan ak délégation yi fi ñëw yi nga xamante ne ay kilifa lañu ndax ñun bu ñu sumee suñu mbubu syndicat yi mu dese ñu suñu taalibe ak suñu pas-pas te kuy tudd Tivaouane xam ni njaboot Seydi Hadji Malick Sy moo fi def njaboot Seydi Hadji Malick Sy mënul ñoo tàllal loxo ñu delloo ko moo tax ñu jël décision
grève yi nga xam dañ ko daan def chaque jour léegi dañ koy wàññi di xaar niveau national nag bu joxee grève moom ala kulli àllin dinañ ko def ndax li tax niveau national bu fekkee ni ñun lay xeexal di grève rafetul ñun ñi bañ a grève mais sëriñ bi lum ñu ñaan mënuñu koo bañ a maan mënuñu koo bañ a may sëriñ Moustapha Sy ibnu sëriñ Babacar Sy xalifa moom si boppam nee na ñun li ngeen ñi mën a may ngeen ñu ko ndax comme léegi yéen waa Tivaouane fii defatu leen dara waa Dakar ak waa Thiès nag bu ñu defee mën am ngeen droit ànd ci ndax ñoom mënoo leen a jox ay ordre moom loolu la wax pour loolu tamit information bu leen di jox la beneen bi dañoo jëm ci centenaire Seydi Hadji Malick Sy rabiyallahu mi nga xamante ni moom dimension dépassé na Tivaouane dépassé na Sénégal ñu ni dañuy def centenaire am ginnaaw bi mu fi jógee loolu nag santé da cee am lu mu ci war a jouer ba tax na am na réunion bu ñu jëm ngoon mais ñun waa Tivaouane yi ca réunion boobu ñu jëm nga xamante ni dafa concerné mbir mi dinañ ca wax ak ñoom ni leen nag Tivaouane am na lu fay xew te il faut que hôpital bi ak centre de santé ak district yi alors ñu ubbi ndax mbooloo ak santé ñoo ànd loolu nag li ko waral mooy que dañoo dëkk Tivaouane nekk taalibe te bëgg a jàpp ci mbir mi mu doon tamit information bu ñuy annoncé askan bi ni leen incha allahu rabbi centenaire Seydi Hadji Malick Sy bi hôpital dina ubbi service yëpp dinañ dox bu centenaire bi jeexee ba nit ñi ñibbi ñu delloo buum sa boy bay ba que ça soit clair ñu ngi am yaakaar ni président dina ñëw dégg nañ nag ni dafay indi inauguration dafay indi pose premier pied hôpital bu bees bi ñu santee ko yàlla santee ko sëriñ bi santee ko aussi population yi ak travailleurs yi nga xam ni loolu lañ mus a wax ni Tivaouane dafa mérité dayoo Tivaouane dafa mérité am hôpital bu toll ci niveau Tivaouane mérité wul lii fi ne muy am ay chaque jour ay incendie Tivaouane mérité wul hôpital bi yàgg nañ ko wax ñun depuis 2017 ñun ñu ngi koy wax nañ ko fu ne alhamdulilah bu fekkee ni son excellence le président de la République day ñëw poser premier pierre ñu tabax fi hôpital bu moderne bu baax moom tamit ñu ko ciy remercier ndax Tivaouane mérité na ko donc daal loolu mooy li nga xamante ni nii moo waraloon mbooloo mi taje fi tey di leen wax ni leen tey la ñu gën a engagé pour jàppale ñi nga xam dañ leen a téye tant que ñu ngi ciy téye kenn hôpital bi ni mu war a doxee du ko doxee loolu moom mooy information bi waa Tivaouane yëpp war a yëg amul nag kenn ku fi ñëw di ñu jéem a influencer wala di ñu jéem a tegi pression ku dul xalif général bi ak ñi nga xamante ni ñoom moom la fi yebal la ñu mën a jox worma mais ñeneen ñi si des ñëpp bu ñu ñëwee mën a luñ ñu dara ci li ñuy def na leer ci bopp ñëpp parce que ci suñuy droit la ñu nekk ba suñu morom yi di jàng dañoo jàng ba suñu morom yi ami diplôme dañ koo am ku fi am poste docteur bu fi nekk yaag docteur bu nekk principal yéen a bokk fu ngeen jàngee comptable bu fi nekk yaag comptable ba nekk ministre des finances yéen a bokk ministre moo signé sa diplôme infirmier bu fi nekk fa NDS nga génne fa la génnee kon nag ñun duñu ay forsànni ñi wax daan dañuy ramasser ay nit dugal fii ñi fi nekk ñëpp ay digne fils de Tivaouane yu jàng am seen i diplôme ñoo fi toog di liggéey voilà te on se connaît nous tous xamante nañu voilà ba suñu morom yi di jàng taxawaaluñu dañoo jàng ami diplôme responsabilisé wu responsable yooyu ay diplôme moo ñu ko jox na leer ci bopp nit ñi kon nag loolu laa bëgg nit ñi xam ko ñu arrêté yenn wax yi ñu jëm ci hôpital bi xam ni ku ci nekk nag ci wax dëgg yàlla te la ngay liggéey ngay grévé kon nañ ñi bàyyi voilà am na lu fi xew bërki démb aussi loo xam ni mënoon na indi beneen jéey est-ce que loolu day disculper ñi nga xam ne jàpp nañ leen actuellement wala yéen ban jàngat ngeen ci am parce que foofu tamit début d'incendie la woon wala incendie non loolu début d'incendie rek vite maîtrisé par les personnes d'ailleurs ñu profité ci occasion di remercier équipe de garde bi remercier vigile yi ñu ñëw maîtriser ko donc un petit incendie ben écoute un incendie petit incendie mooy jur lan suñ ko ñooñu buñ ko fayal woon alors ça devient un grand incendie hein parce que un petit incendie amul de du bant almet moom mooy taal mën na taal daay mais nag dafa fekk rek ni
oxygène jigewu fa gaz jigewu fa quoi par rapport ak li xew fële bu fa jige woon bu mu ni bum alors leneen la ñuy wax donc amul benn sanction amul arrestation. bon de toutes les façons loolu direction nga koy laaj quoi ñun de toutes les façons ñun moom li ñuy wax rek mooy que ni hôpital bi moom hôpital Tivaouane mérité na vraiment hôpital digne de son nom comme yi hôpital yi bees yi gouvernement bi tabax nga xamante ni nii doo fa dégg lu mel nii quoi loolu mooy sunu problème ñun mais du ay problème ay sanction ay benn nit ay ñaari nit parce que fii koo fi sanctionné da nga koy tooñ parce que fii n'importe waaye xoolal foo branché mën na exploser fii nii instant bi kenn ñëwatu sax jël ay fiches di ko dugal ci quoi que ce soit léegi booy wàcc sax lépp ngay débranché après bon bu explosé ñu jàppati ay keneen alors que mais kan mooy tabax hôpital est-ce que infirmier la wala sage-femme mais c'est l'État qui construit les hôpitaux donc responsabilité nañu xam ñan la quoi te ñu may ñu suñu jàmm ñu gérer li ñu war a gérer kuñ ci jàppale daal xam nga ñëw jàppale ñu si kuñ ci jàppalewul nag nga jàpp sa njàmbur parce que ku ci ne yaa ngay def la ngay def da ci am la ngay am fii ñi fi grève ñëpp ñu jox leen ay augmentation dañoo grève kon nag ñun bu ñu fi taxawee di grève ñoom ñooñu ñuy wax dañoo ca la ñu ne démb dama xool Union nationale des travailleurs de la justice ils vont en grève de 72 heures Union nationale des travailleurs de la justice ñoom am nañ droit grève ndekete ñun amuñu droit grève waaw mi ngi noonu kon il faut que nit ñi arrêté